auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim yéen mbokk internet yi suivre Lamyn TV nuyu nañ leen bëgg nañ leen waa rang muy trophée des amateurs tout droit gars yi waa Lamyn TV andi ceeg waa Pibery bu Nianing ñoom ñoo leen indi benn trophée bu ñu wax le trophée des amateurs chaque mercredi dañuy def le journal di mbapat bu ñu defee journal bi jox leen résultat yi ak programme lamb ji léegi nag en collaboration avec la Pibery bi nekk Nianing dañ leen indi benn trophée bu ñuy wax le trophée des amateurs Zal caméraman bi zoom gars yi gis trophée bi normal. léegi trophée des amateurs chaque mercredi dañuy nommer wala dañuy nominer 3 lutteurs yi ñuy nominer. si ñooñu ngeen di tànn yéen amateurs yi seetaan ci commentaire yi ngeen def seeni vote ngeen voté le meilleur lutteur de la semaine tey la mercredi le 9 février 2022 mercredi bii di ñëw mercredi prochain ci la ñuy def dépouillement vote yi ci commentaire yi xool ki nga xamante ne moom moo ëppale ay vote ñu jox ko li nga xamante ne moom mooy le trophée des amateurs ci pour week-end bee ñu génn mi ngi noonu gars yi amul nag ñëw commentaire ñaari yoon bu ñu gisee benn tur bi ñaari benn commentaire lañ ciy jël waaw gars yi ngeen jàpp si yéen ñëpp parce que ñun bëgguñu ñëw ne diw la dañoo bëgg yéen aussi yéen ñiy seetaan ngeen am ci seen wàll gis ci seen bopp moo tax dañuy nominer 3 lutteurs après yéen ngeen voté si 3 lutteurs yooyu qui est le meilleur de la semaine ngeen nommé ci ngeen joxe kenn ki nga xamante ne moom moo gagné trophée bi ñu jox ko buñ dajee ak moom si lamb yi wala ñu yóbbul ko dinañ def le tout ba mu jot si donc le trophée des amateurs mu ngi noonu waa Pibery nag ñu ngi nekk Nianing lépp lu dem ci ay defar ay affiche defar ay t-shirt ay flocage ay sérigraphie yooyu yëpp dañ koy defar ay décoration Pibery xam naa dañ fa dem benn jour won leen li nga xamante ne moom mooy place bi ak seeni produits yi ñuy liggéey yëpp wala seeni affaire Pibery mu ngi nekk ca Mbour dañ leen bindal numéro bi foofu ci suuf ku soxla ay t-shirt pour ñu bindal la ay casquette ay affiche ay panneau publicitaire ay banderole affaire yooyu noonu yëpp ñoom dañ ciy dox donc trophée baa ngi noonu rang muy voté ci suuf 3 mbër yi nga xamante ne ñoom lañ nominé ci week-end bi nag wala ci semaine bi ñetti ñii lañ Doudou Sané Khadafi bu Diofior Gaskel Jammeh bu Palmarin ak ki nga xamante ne moom mooy fils de Batlin Sigi ñetti mbër yooyu marqué nañ week-end bi Gaskel jël na Adrien Senghor Doudou Sané jël na Mbella Kadiaw fils de Batlin Sigi jël na Thiaré Lop ñëwaat jël Diofior donc gars yi rang muy voté pour ñu xam le meilleur lutteur de la semaine donc ñu ñëw ak yéen ci li nga xamante ne moom mooy journal di mbapat léegi journal bi comme ni ñu koy defee saa su ne dañuy ñëw ak yéen rek ci résultat yi résultat journal di mbapat mais balaa ñu see gën a xuus nag ndeysaan suñu xel day dem ci benn champion nga xam ne dafa bokk ci làmb def lu ne ci lutte simple marqué empreinte am aussi ci lutte frappe muy Bébé Diène instant yi caabi de koo féete ginnaaw ñuy ñaan rek ñi nga xamante ne ñoo ŋànk làmb ji wala ñi nga xamante ne ñoo ŋànk justice ñu jéem a xool ni ñu koy defee ba mu génn ñëwaat bokk ci làmb ji parce que mbërin amateurs yi namm nañ ko mbërëm yi sax xam naa namm nañ ko ak lu làmb ñoo ko namm Bébé Diène ñu koy ñaanal fi mu nekk mu génn fa ñëwaat parmi nous le grand champion aussi Toubacouta suspension bi yàgg na buuru Saalum borom jamono ñu ñaan waa CNG rek ñu baal ko comme ni ñu def ak ay moromam mu ñëwaat compétir ndax waa lutte simple namu nañ ko voilà dañu ñëw ak yéen ci journal di mbapat bi commencé ci résultat yi le 5 février ci samedi bi Adrien Senghor mi ngi doon tëgg foofu Gaskel Jammeh bu Palmarin moom moo ko jël ko ci kaw Caaka Faye Bisale wala Biram Kunkung ci samedi bi tey le 5 bi Mbella Kadiaw mu ngi doon tëgg foofu ca Mbella Kadiaw Doudou Sané moom moo ko jël Doudou Sané Khadafi bu Diofior jël ko ci kaw Rajaxe bu Kër Fodé lamb bi amoon Jonwaar baa boobu Ñoojoor moom moo ko jël ko ci kaw ak kasab bu Munde foofu ca Ñoojoor poids léger yi Pape Diop bi dëkk Sum moom moo ko jël ci kaw Martis bi dëkk Siwo raw gadu yi foofu
Petit Modou bu Dionewar moom moo ko jël ko ci kaw jib bi dëkk Palmarin. léegi bu ñu jógee ci samedi bi dañuy jàll ci dimanche bi le 6 waaw ci dimanche bi le 6 ci la nag suñu Lions yi jël Coupe d'Afrique bi ñu leen di féliciter ñoom ñëpp entraîneur bi ak staff bi yëpp ak joueurs yëpp di ñaan ndam li jig Sénégal mbégte bi ñu defal nit ñi yàlla delloo leen ko ci ay xéewal ci ay mbir yu baax vraiment ñëpp kontaan nañ waaw di leen di féliciter di leen di ñaan nag yeneen coupe ñëw rang muy coupe du monde tout droit waaw moom la ñuy soxla instant bi waaw. léegi le 6 bi fi nga xamante ne moom mooy Gaage Serif ci la doon jeex ci dimanche bi foofu ca Gaage Serif Ipso Cheval bu Baasul moom moo ko jël ko ci kaw jaata bu Passy. poids léger yi 15 bu Ndangaan moom moo ko jël ko ci benn gain bu ñuy wax duudu. léegi sum loog aussi mu ngi doon tëgg ci dimanche bi la jeex sum Gadiamane bu mu dem moom moo ko jël ko ci kaw Ousmane Sambare. poids léger yi foofu Ndiig Mama bu Ndangaan Samb moom moo ko jël ko ci kaw Kool bu Mbassis. léegi le 7 février bi ci lundi bi caare loog ci la doon jeex caare foofu fils de Batlin Sigi moom moo ko jël ko ci kaw Ousmane Abi waaw. fi nga xamante ne moom mooy Daga Bokki aussi tegoon na ci weekend bi foofu Tas Yaakaar moom moo ko jël ko ci kaw Itel Mobile waaw. fi nga xamante ne moom mooy Njaate Yëngale aussi tëgg na ci weekend bi Cheikh Ndiaye Dande Maayo moom moo ko jël ko ci kaw Amical bu Ngoloj waaw. léegi ci mardi bi le 8 février Diofior moo doon jeex lambu Daaru Nimsaat foofu ca Diofior fils de Batlin Sigi moom moo ko jël ko ci kaw Njool bu Sana Njool bu Joal. poids léger yi foofu ca Diofior Babou Sarr Ndaamal Daaru moom moo ko jël ko ci kaw Ceeb bu Joal. raw gadu yi nag yaase kaweta maam fa defu danguta sak na mama janga jom Diofior maam te njangu jom Diofior. raw gadu yi foofu ca Daaru Nimsaat Diofior maam fa de bu Diofior moom moo ko jël ci kaw Boros Babou Jeey rakk ci Grand Mbagnick Kalmu Ndoor waaw Boros bu Mor Faafa ko. loolu mooy li nga xamante ne jotoon nañ koo dajale ci ay résultat wu làmb ñu leen di jaajëfal bu baax a baax nar a continuer ci li nga xamante ne moom mooy programme mu làmb ji ci semaine yi ñu jublu. weekend bi di ñëw nag lamb yi taxu koo bëri noonu moo tax dañuy joxe weekend bi ak weekend bi ci topp gaa yi gën a waajal. léegi ci le 12 bi wala li ko dalee le 10 ba le 13 février fi nga xamante ne moom mooy Marlooj mooy tëgg du 12 au 13 février 2022 Marlooj du 10 au 13 février Marlooj tëgg nañ 2 millions 10 13 14 voilà 10 11 12 13 Marlooj 2 millions lañ teg waaw kon rendez-vous Marlooj dëkk Mbalka maako o jëm gandun jéeno safando maa luy cooda di 10 au 13 février 2 millions la waa Mar teg ci 4 drapeaux waaw fi nga xamante ne moom mooy Sibassor aussi am na lamb le 12 bi foofu ca Sibassor ñu ngi fay teg benn nag ak benn tonne ciment ak 5000 francs Sibassor waaw Sibassor ci yoonu Kaolack bi benn nag benn tonne ciment ak 500000 waaw fi nga xamante ne moom mooy Njaafat séeréer aussi am na lamb le 11 ak le 12 foofu ca Njaafat séeréer ñu ngi teg 500000 waaw le 11 ak le 12 février. léegi fi nga xamante ne moom mooy Soob Ñaaxar am na lamb Soob Ñaaxar le 12 la ak le 13 Soob mu ngi nekk ci wetu Ñaaxar le 12 ak le 13 teg nañ foofu 1 million wala non Soob Ñaaxar 700000 lañ fa teg Soob Ñaaxar le 12 ak le 13 700000 lañ fa teg ca Sooba wetu Ñaaxar le 12 ak le 13 février 700000. léegi fi nga xamante ne moom mooy Adrien Senghor am na lamb ci dimanche bi le 13 Adrien Senghor ñu ngi fay teg 1 million comme d'habitude rek le 13 février lamb am na Adrien Senghor 1 million lañ fa teg. léegi li ko jàppee le 14 février ba le 16 février fi nga xamante ne moom mooy Ndorong Log am na lamb le 14 le 15 ak le 16 février lay doon ñetti fan ñetti drapeau ñu ngi fay teg 950000 Ndorong Log léegi le 18 ba le 19 février fi nga xamante ne moom mooy Njol Mangaan day tëgg làmb Njol Mangaan mu ngi nekk ci commune Loul Sessène
mais soriwul noonu Nguéniène Ndiol Mangane foofu la nekkee ñu ngi fay teg 500000 le 18 ak le 19 février waaw. léegi ci le 18 bi nag bu lamb ji tasee dañuy teg aussi benn mbapat pour mbër yu ndaw yi teg ci saaku ceeb waaw ca Ndiol Mangane waaw. léegi le 19 février fi nga xamante ne moom mooy Kaarang am na lamb le 19 février ñu ngi fay teg fukki nag 10 bëf ak 50000 francs Kaarang. mais ba tey le 19 février waa Faata production ci suñu papa Yaxya Diop Yékini suñu tonton Pape Ndangaan ak staffu Faata production bi yëpp ñoo woote fi nga xamante ne moom mooy Ñaaxar tegal mbër yi 3 millions comme dab waa Faata production xam ngeen seeni mbir 3 millions lañ teg foofu ca Ñaaxar waaw. le 19 février waaw. lambu Kaarang bi le 19 février benn drapeau la benn drapeau 10 nag waaw Kaarang le 19 février. voilà mu ngi noonu léegi le 20 février Ablaye Diop sum production moo woote fi nga xamante ne moom mooy terrain gaal gi Ablaye Diop sum production tegal mbër yi 2 millions 500 mille Dakar terrain gaal gi 2 millions 500 mille le 20 février. léegi le 20 février aussi sargal Doudou Sané champion bi Xadafi bu Diofior ñu ngi koy sargal foofu biir dëkkam Diofior ca place publique ba waaw. sargal bi day ànd ak benn mbapat bi ñu ngi ciy teg benn nag ak 40000 francs foofu ca Diofior. poids léger yi ñu teg ci écran plat ak 25000 francs noonu lay tëddee foofu ca Diofior benn nag ak 40000 francs poids lourd poids léger benn écran plat ak 25000 waaw. sargal Doudou Sané bi noonu lay demee le 20 février 2022. waaye nag yegg seegul mais foofu ñu wax ko ci journal bi suñu yaay Mbayang Loum ak groupe am Jambugum dañoo am lamb ju rëy fa nga xamante ne moom mooy Kër Farba le 11 la ak le 12 mars le 11 ak le 12 mars Mbayang Loum ndeysaan ak groupe Jambugum tegal mbër yi 1 million 200 mille foofu Cambine Farba biir dëkk yaa Mbayang ñuy wax amateur yi waa ak lu lamb yëpp Mbayang Loum bu xewlee kenn warul des ginnaaw xam ne ñëpp dem Kër Farba noonu la fay demee donc jaajëfal nañ leen gërëm nañ leen mais gars yi nuñ koy waxee te trophée des amateurs mu ngi nii bu leen fàtte vote yi ñetti mbër yi lañ nominé Doudou Sané Gaskel Diamé fils de Batlin Sigi pour le trophée du meilleur lutteur de la semaine mu ngi noonu trophée des amateurs ñun dañuy nominé ñetti mbër. mais yéen ay voté ci commentaire yi ñu xam ban mbër moo ëppale ay vote amateur yi kan lañ ko jox waaw ñu jox ko kooku noonu trophée baa ngi nii waa Pibëri ñoo ko defar waa Pibëri nekk foofu ca Nianing tout droit rang muy trophée des amateurs rang muy trophée bojo yee kaay leen seetaan seen baay ñëw na trophée des amateurs tout droit Zulum Zalama ñu leen jox dig daje mercredi bii di ñëw ci journal di Mbapat ci Lamyn TV jaajëfal nañ leen bu baax a baax. Elhadj Ndiaye jàpp na mu ko tegal 16 mu ko tegal 16 mu ko tegal 16 Fils de Batling boot na ko top 5 la ilaha illallah Fils de Batling Sigi